voilà ku ñëw nag na nga partagé on va redémarrer ou bien continuer fi nekk fi ñemoon rek mooy mil toobeen la newoon waaye mooy ICS toobeen waaye faaw ñu ñàmbaas ci yeneen yëpp multinationaux yi nga xam te ne ñu ngi ci commune bi rek d'une manière générale waaw d'une manière générale xam naa ku bëgg a dugg ci live bi mën naa yëglu ku bëgg a dugg it mën naa yëglu ñu mën koo dugal encore ndax wax sa xalaat la ku ne liñ ci xalaat ci ak li nga xamante ne mën naa kii régler problème situation bi waaw ndax situation bi nit ñi teg nañ ko lu nga xamante ne lu ndaw la mais lu rëy rëy la waaw coppati suuf si jàmbur ci sëñul bañ wala loo nga xamante ne yow la nga koy fay xam nga ni xel lii mënalu ko dara loolu dafa metti de waaw te loolu faaw tamit li ko mën a régler moo di jàppoo waaw jàppoo comme ni nga xam ne noonu la am ci commune bi FPD ni nga xam ne moom lay def loolu baax na mais dafa am war a am yeneen ak yeneen organisation yoo xam ne ñu ngi ci commune bi yooyu yëpp ñu takkatoo waaw ñu takkatoo ay mboora duggu genre yooyu yëpp faaw ñoom itam ñu àndandoo def wenn say mën a fee jëlee lii waaw ndax lii mettit bi ku ci yëmul wala ku ko dundul doo ko xam ndax ku gisoon li nga xam ne moo doon am ci toobeen ci jamono yi yee nga xam ne ñu ngi leen dugg seeni dëkk di këpp seeni añ di dóor nit ñi loolu doo comprendre maanaam situation bi fa mën a yóbbu nit ndax bu demee ba population bi fippu te naan seen bakkan lañ ci teg nga xam ni ñii nekkatul ñoo nga xam ne ñu ngi caaxaan te it nga war a xam ne kat la ñuy xeex nag lu rëy la lu ko jar la ndax mètre carré nga fay ci nit ki 105 francs ñaar fukk ak dërëm loolu xam ne métti na lool te it foofu nga xamante ni nit ki mën na faa jëmbat garabu mango mën a am ci benn garab googu lu mat 1 million ci même année bi nga ñëw jël ko ci jox ko ci 100 francs loolu boobu analyse rek laa ci def yéene xam la cay tegu moo di lan nit ki bu doon day bayum dër mètre carré boobu maanaam lu bëree bëri nit ki mën na ko ci amee ci mètre carré bu ndaw boobu moo tax faw ñii nga xamante ni ñooy autorité yi ñu régler ñu situation bi beneen moo di ni ki nga xamante ni moom la ñu yebal muy kële di Babacar Sow daa mel lan wax interlocuteur direct moo war di am ñii nga xamante ni ñooy riverains ñooy ñi nga xamante ni ñooy impacté yi ñu am rapport direct ak ki nga xamante ni moo di indien bi ñu wax ak moom waaw population bi am na ñu fa dégg anglais am na ñu fa mën a interpréter kon lan moo tere kii nga xam ne moo di indien bi mu dem régler boppam situation bi ndax situation bi du boo nga xam te ni toll na foo xam te ni dañ koy bàyyi noonu toll na foo nga xam te ni kii di indien bi moo war a ñëw régler boppam situation bi wax ak population bi li nga xam te ni moom lañ leen war a fay ñu fay leen ko ndax fële ca Inde xam nga Indonésie la xam nga Inde doo fa dem di jënd ay suuf ci ay ñaar fukki dërëm am mètre carré waaw mètre carré ñaar fukki dërëm xam nga ni jaay ñu ko fenn waaw te nii ko le grand chef toog waxee ci ni ñoom bu doon ñoom la seen dëkk ñoom bu ñuy jënd mètre carré ñoom la ñuy jënde buñ ko xaymaa ñoom mètre carré ñoom day doon 2000 francs comme dëkk ba ñu ngi jaayante sax bay am 2000 francs ñii mètre carré ñu bëgg ci jox nit ki 100 francs 100 francs te dañu mujj mel ni ñu koy foqate ci yow duñ la ci neexal tamit loolu waral ba population commune bi yépp la problème boobu ndaxte buñ jugee ci toobeen bul xam fu ni àgg mën nañoo àkki ji Mewane mën nañoo àkki ji Mbelgoor sama dëkk mën nañoo àkki ji Masar mën nañoo àkki ji Kër Aale dugg noonu ba Siin dëkk yooyu yépp mën nañ faa àkki ne leen coppet yékkati bu boobaa nañu def dañ naan kat ba toobeen di am problème yi ñun ñoo seetaanoon kon kat ñun itam kon nan toog kon muñ te loolu moo warul la war moo di lan ñuy xàccandoo di dóorandoo waaw
ñuy xàccandoo di dóorandoo ndax loolu rek moo mën a régler situation bi waaw loolu rek moo mën a régler situation bi waaw loolu rek moo mën a régler situation bi. xam naa bu amee ñu bëgg a rusul ci live bi mën nañoo yëglu le temps que suñ invité ñëw le temps que invité ñëw le temps que suñ invité ñëw. Voilà le temps que suñ invité ñëw boobu waaw xam naa daa mel ni agsi na waaw ñu dalal ko kon. waaw sëñ Modou. waaw grand caporal. vous m'entendez non. ñoo ngi lay dégg ñoo ngi lay dégg bu baax. waaw. sëñ boobu Cissé Serigne Saliou Cissé war ngaa ñëw waaw xam nga nag peut-être boo dëkkee ci commune grand caporal ñu ngi lay ziar mbaa yéen ci jàmm. Modou. waaw. yaa ngi may dégg bu baax. waaw maa ngi dégg de. xaaral ma changé le casque la. mi ngi ñëw foofu. allo. waaw allo yaa ngi may dégg. xaaral ma changé le casque la. pourtant ñoo ngi doon dégg de. le temps moo gars yi partagé leen nag partagé leen live bi partagé leen partagé leen partagé leen partagé leen partagé leen. Veuillez partager au maximum. Aucune réponse jusqu'à présent. Parce que faaw ñu analyser la situation ba am ca gox ba situation. faaw. allo waay. waaw ñoo ngi lay dégg de yaa ngi may dégg. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici parce que mec sama écouteur yi je ne sais pas pourquoi ça ne se connecte. Écoute boobu sa écoute demul. waaw mais amul problème mën nañ développer sur ça bu fekkente ni yaa ngi may dégg bu baax. maa ngi lay dégg. amul problème on peut échanger dans ce cas. mais yaa ngi may dégg tuuti wala. waaw parce que xam nga dégg bi mooy xaw a dese la xaaral ma xool pourquoi je ne sais pas pourquoi xaaral ma jël changer ñaari casque yi xaaral ma jël écouteur yi aussi. waaw xoola ba xam.
xam naa ñu mën a développer waat ci situation bi waaw mën a analyser tuuti rek situation gox bi waaw. xam naa ni kon bàyyil ma jël yu njogaan yu sant Njaay yi rek. ba santale Njaay waay léegi mi ngi ñëw wala waaw kon baax dans ce cas je t'entends bien maa ngi lay déglu baax a baax kon baax ñu ngi lay nuyuwaat rek ravi de te retrouver sur notre live ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax waaw man it vraiment am mbégte lool sax xam nga di ci tas info li may faral di wax chaque fois un message bi nga xam ne moom laa war di lancer muy population bi rawatina ndaw ñi ñun waxuñu lu aay saaga wuñu kenn respecté nañu sunu ndey yi ba tax na ñu war respecté ndeyu jàmbur yi de passage ñu ñaanal képp koo xamante ni tey jii ñu yoru ñàkk nga ndey sa ndey yàlla na ko yàlla xare àjjana fu mu nekk amiin amiin ci kaw respect boobu li ñu wax respect réciproque moo tax dañuy bëgg lépp ñu def rek ñu def ko ci kaw respect ba tax na kon bu ñu am ci lu ñu tiit ay ndaw lañu yoo xamante ni am na benn éveil de conscience bi bëgg suñu rokk bële di meewaan ak dëkki ko wër fi ñu nekk ñu jub ko nekk ci beneen yoon loolu rek kay suñu bébét beneen bi mooy ndaw ñi dañ ko partagé aussi dañ koy partagé ñu ci war jot di ci jot waaw loolu laa amoon rek pour wax ko ci début bi ñu dugg nag dans les détails baax na am na solo kàddu yi am na solo lool mais dañuy dugg rek ci mbir mi rek muy problème toobeen xam nga keroog waxoon nañ ci live ba lay passé justement rek ñu ñëw convoqué waat ñenn ci di leen créer ci ni ñooñu dañ leen doon envoyé ay vocal di leen menacé te bin xoolee vocal yi sax yi ci bëri du ñoom mu mel ni kon gars yi ñi nga xam te ñoo di ICS bàyyi yëgun ba tey kon ñi ngi ci beneen tournure bu ñu demee bay jël nit ay vocalam di ko envoyé kon ñi ngi infiltrer population bi naka tamit ñi ngi dérouler seeni plan d'action ñoom multinationaux yi d'une manière générale ban jàngat nga ci am. waaw xam naa ci gàttal rek ay kàddu jaajëfal Cheikh Top mi ñuy suivre ba pare parce que ndaw mu am taxawaay la ci toobeem waaye man seen taxawaayu jeunesse su toobeen du lu ma bett man jaase jo ñoom Cheikh Top xam nañ man li ma jaxasoo ak waa toobeen ñoom xam nañu ko xam nañ sama jaxasoo ak waa toobeen kon taxawaayu ndawu toobeen du lu ma bett waaye rawatina aussi waa FPD seen taxawaay parce que dafa am baatu nasaraan bu ndaw boo xam ci bëgg naa ko cee tabax ci la bruyère lu mu waxal mu ni chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission la remplir ou la trahir ndaw lu ne koy dox ci jamono war nañ laa xool xam ne lii maa ko fi def boo ko defu nag wàcc nga sa ànd waa FPD nag kon ñu ngi ci seen yoon pour xeex lépp loo xamante ni injustice la ci gox boobu xeex injustice nag ci goxu meewaan boobu dëgg dafa war a tàmbale ci dag dëpp gi mooy tooñ gi nga xamante ni multinationaux yooyu ngay wax ñi ngi ñuy tooñ di ñu jaay doole di ñu xutal di ñu polluer di ñu jox feebar di nangu suñuy suuf ba pare ku ci dof doflu ñu jàpp la tëj la kaso wala ñu intimider la
jéem la xoqutal ba xam di nga yox yoxi am doo yox yoxi waaw loolu moom moo ci nekk ndax ci pour dugg dans le vif du sujet muy le cas de Tobène dama ci am benn déception avant ñuy sori Modou Fall la déception que j'ai eue ñu ngi jëm à l'approche des élections locales bi ma gëstoo amul benn ndaw loo xamante ni mi ngi xëccoo foofu gox bi boo xamante ni ñëw na taxaw wetu Tobène jooyle leen perlo leen seeni rangoon loolu lu ma metti la loolu lu ma metti la dëgg la kon cela veut waaw ñëwal léegi lu jëm ci barème d'indemnisation mooy barème bi ñu war a kii tëral ñu gis ni yaakaar naa 1974 doon muy 105 francs nga xam ni loo xamante ni kenn xamul sax maanaam man mi sax bu ma joxee man ma jënd loolu hectare maanaam mètre bu ne ñu fay leen ci 100 francs 105 francs loolu daal population bi kon wala état bi wala ñi nga xam ne ñi ngi xeex ci ni nan jox ICS seeni àq damaa yaakaar ne dañoo yëgul lii nga xam ne moom lañ teg population bi ndax 105 francs te kooku mën fa am taatu mango boo xam ne mën na fa am 1 million ci jour ci même année bi te ñii dañ koy jël ci pendant toute leur vie ma bëgg a jàngat boobu daal ñu ñëw ci. xam nga Modou man indemnisation bu sax ba tey jii ak barème d'indemnisation bi man ba tey waa Tobène dañu baax rek moo tax ñu nangu ko gis nga Modou suuf kenn amul njëgam kenn mënu ko indemniser kenn mënu ko indemniser suuf ci benn entreprise boo xamante ni nee nañ am at pour rectifier un peu Amath Diouf démb dañuy 130 millions par an loolu la wax de bénéfice dafa juum démb mais buy am bénéfice plus de 130 milliards par an kooku bu taxawee ni day indemniser loolu ci waa Tobène ak Maka Dieng ak dëkk yooyu moi je le trouve injuste incolore inodore li gën nag mooy li war a jaral leeral mooy waa Tobène ba ñu leggee seen suuf soosu waaye nag ci barème d'indemnisation bu dëppoo ak ñoom li ñu soxla ndax tey usine bu ICS bu tàmbalee exploitation boobu na la wóor ni c'est fini amatul recul fekkante ni yow liñ la jox amaana boo sàggatul ñenn ñi au moins commencé woon na leen jël ay seeni bor wala yaakaar ni war na leen a fay lii wala leneen nga xamante ni buñ leen ko joxee ñu daal ci faj seen soxla après ñu joxe seeni tool abadan ëllëg si biir ci ay tool yoo xamante ni c'est la terre de leurs aïeux ay maamaati maam ñoom ñoo ko moomoon tey ñu bëgg koo joxe loolu quelle absence lay wax foofu en tout cas ndaw na trop ba léegi waaye nag Tobène saraxu wuñu encore une fois parce que am na ci ñoo xam boo leen déglu seeni commentaire danoo jàpp ni Tobène loo xamante ni moomuñu ko dañ koy saraxu ci saraxunu ci seen yoon lañu nekk li ëppoon solo mooy ICS li mu dëpp ak ñoom di def ko Tobène léegi leen suuf si ñu exploité ñoom ñu géré war seeni biir jàmm ni ñooy man loolu laa gis quoi mais léegi aussi problème Tobène bu ñu bàyyee tamit barème bi di suufe lool xamal ne ëllëg kon dinañ dox jëm côté Njuufeen gën a jaar suñ côté yëpp sax la ñuy mujj raafal ndaxte buñ dégloo li ñoom Aly Ngouille Ndiaye jamono yi li ñu doon wax moo di nan xam ni ba ci am na kër yoo xam te ne ñu ngi ci biir Tivaouane yoo xam te ne ñu ngi ci domaine ICS kon da di combat boo xam te ne kon combat bi ñëpp la ndax buñ seetaane Tobène génn mu am ci problème ñun itam yeneen dëkk yëpp nan xam ne ñun ëllëg ñun lu ñu impacté maanaam dina ñëwi ci ay jamono.
non mais xam nga tey impact bi nga xamante ni moom la ICS daanaka moom lañ gën a miin foofu quoi am ci gox boobu kooku ëpp na dayoo mais niñ koy waxee naan par exemple moom mi ngi dox rek di dem mais kenn xamul fu muy yem day dox ba heure bu ko neexee mu daal di tourner yëfi dof lay def lu mu romb yóbbaale yaa ngi comprendre mais problème bi amul problème boobu parce que lii bala muy àgg tey ci waawoon imaginer ko ñun ICS bi muy toll foofu tey ji diggante côté njaxate yooyu c'était en 1989 boobaak léegi daanaka léegi mu def 40 ans yaa ngi dégg kooku kon moo tax ma wax la sànq ni la génération bu ci nekk te li nga tollool ngay xeex ëllëg beneen génération bu ñëwee xeex la mu tollool ainsi va les choses quoi bu ko defee nag après ñun instant bi moment bi suñu génération la toll mais génération bii nii nag on a une chance d'avoir des jeunes intellectuels yoo xamante ni tey ils sont prêts am benn parce que tu peux être un jeune intellectuel dépourvu d'éveil de conscience koo xamante ni tey ji amul xalaatu àddina mais ñi ngeen am tey jii muy yow ak ñoom Cheikh Fall ak ñoom Cheikh Top ay ñoom Khalifa tey jii la jeune ku ko xool xam ni y a des jeunes valeureux yoo xamante ni taxaw nañ pour xeex injustice boobu nga xamante ni depuis des décennies mi ngi enclavé foofu kooku je pense que ni c'est normal daal mais en tout dëgg cas la dëgg la ñëwal mais problème boobu ñii nga xamante ni ñoo war a campagne aussi mooy ñi war a doon mairie ndax maire man ay yëngutoom ci multinationaux yi man sentiruñ ko lool waaw gisuñu ko lool te ñoom ñëpp waroon nañ ci taxaw te candidat yi nga xamante ni ñoo war a posé waat ban message nga leen war a lancer daal à l'encontre multinationaux yi nga xamante ni ñi koy jël di implanté ci suñu gox bi te ñun duñ ci gis suñu bopp ñun population bi ban jàngat nga ci am ci loolu. gis nga Modou ak ñuy suivre ñëpp la zone de Meouane a raté son départ il faut qu'on l'assume dañu raté suñu départ Alassane Diop jaar na fi yàlla na ko yàlla yërëm Baye Mass ay jibi kanji Mata Bara Diop ñoom tey jii ba ci Baara Ndiaye mais tey amul kenn koo xamante ni tey jii boo ko doon tracé bilan di nga mën a joxoon ci tund woowu baa nga joxoon ci jeunes yooyu baa nga gis des constructions sanitaires yoo xam te di nga jàpp ñii ci seen kay la ko fi ñii def ICS wala MTL wala leneen ak leneen tey on peut remercier tout un petit peu parce que au moins tey wax dëgg rek yàlla tax parce que man nag moi je suis démocrate du ma ni lépp a bon man doxewu ma noonu Baara Ndiaye am na lu mu bon mi ngi yàgg-yàggal di def yenn mbir mais jamono yi tolloowuñu instant bi ci jamono yoo xamante ni on parle de millions et de milliards on parle des industries yoo xamante ni dañuy génne alal du bari di ko def ci collectivités locales yi ci am na loo xamante ni dañ ko doon wax la décentralisation kenn ku ci nekk sa gox la fa nekk war na laa mën a dundal war na laa mën a fekk mën naa am lu mu def ci yow ci loolu noonu ñu toll kon tax na bu démb ak tey bokkul kon ñi fi nekk nii war na mën a gën a am beneen taxawaay bu dul ñi fi jàll amoon ñii war na mën a tax ndaw yu mel ni man nga xamante ni tey jii bon bu nu kiiwul parce que ICS forme ses travailleurs MTL dañuy former seen travailleurs mën na la jël dara lu nekk sa bopp mais quand tu pars là-bas li xam-xam bi ñoom ñoo koy def ci yow loolu moo ñuy dal fii ñu nekk ci nasaraani tubaab bi bu la soxla danaan la kaay nga ñëw ci entreprise bis bi ngay door a tàmbali mais doo xam lu mu demee da ngay li ñuy wax dans l'armée j'entre comme un mouton et je sors comme un lion
da ngay dugg mel ni benn xar bu jigéen mais da ngay génn mel ni gaynde ICS noonu lay doxale ñoom ñi nga fa xam ñëpp noonu leen di doxale mais le taux d'emploi bi mu méngoo ak ñun rawatina goxu meewaan ak dëkk yi ko wër dafa néew parce que tey jii moo tax même toobeen ci seen négociation dafa bari lu desoon man loolu laa gis mais il fallait proposer au moins ci yenn doomi toobeen wala ku ñu jël sa tool ñu jël ci kenn mu liggéey ci biir nga xamante ni ak taux d'indemnisation bi bu ko defee bu ëllëgee kooku kër googu du am ay jafe-jafe parce que dina am benn représentant bu ko nekkal fële ci ICS di liggéey wala dara am deet loolu ay proposition yoo xamante ni dañ ko war di bàyyi xel ndax bu ëllëgee mën nañ laa toxal yow buñ la toxalee yóbbu la faneen yóbbu la par exemple Pire wala ñu yóbbu la Tivaouane yow yaakaarewul lu dul mbay mais bu boobaa foofu amul fa tool yooyu bayee tu es foutu boo amul un fils de un intellectuel boo xamante ni mi ngi for dara di indi ci kër gi wala koo xamante un élément bu un agent buy nekk ICS di fa liggéey loolu bu yàggee loolu problème la quoi vraiment mais nag man thèse bi ma doon développé moo di ni ñoom population toobeen impacté yi man damaa foogoon ni interlocuteur direct la ñu war a am ak kii nga xamante ne moo di indien bi maanaam li ñuy wax ñu wax ko indien bi direct ndax bu dee mi ngi jaar ci Babacar Sow wala ci keneen damaa foog ni mën naa am filtre ci diggante bi ba message bi war a dem mën naa am modification comme anglais la dégg population bi am na ñu dégg anglais toobeen ñu wax ak moom ñoom liñ bëgg ñu waxal ko seen bopp directement mais bu dee am ay jox jolaato daal damaa foog ni message bi war a dem du dem nam ware non mais Modou vous voyez c'est le problème sénégalais maanaam le problème sénégalais ci kaw la présidence de la république bu ci gën a tuuti ci askan bi moom li mu soxla mooy benn nit boo xam day dox ay relation di dox digganteem ak nit ñi pour wut ñu leen naxee Babacar Sow boobu ñuy wax dégg naa ba mu retraité léegi man ak juróomi at li ma dégg mais ba tey jii moom mi ngi foofu yaa ngi comprendre gis nga li ñu sonal Sénégal li ñu gën a sonal Sénégal tey les retraités ba pare doyaluñu gëmuñu suñu borom nekk ci ba léegi di ndiigu ngir rekk place jàmbur maanaam yow da nga vivre sa vie ba ëppal 65 ans jël sa retraite war a dem jël sa pension dund ci jaamu yàlla dese la yaa ngi dégg mais tu retournes encore un jeune diplômé nga bañ ko légué place boobu mais il a fallu encore tu manges l'avenir d'autres jeunes encore lu mel noonu je vais vous donner un exemple ci entreprise bi ma nekk nii di fa liggéey dafa am koo xamante ni fii ak 10 jours dafa war a dem retraite ñu proposé woon ko ni ko mais bu la neexan comme vraiment il faut nga toog fii depuis fan yële ñu proposé woon ko ni ko il faut nga toog fii pour ñu wut keneen nga former ko ci cadre liggéey bi bala ngay dem mu ni leen je dirais non je ne veux pas accepter offre boobu man la ko waxal ni ma du ma ko accepter parce que poste bi ma nekk nii am na ay jeunes yu ndaw mënu ma j'ai travaillé plus de 40 ans am na ay ndaw ñu ma gën a ëpp xam-xam gën ma am motivation yoo xam ñu ngi ci seen digg dund actuellement nii pour prêt pour servir wane seen bopp mu ni place boobu dama koy jox ñooñu mais du ma lekk sama àddina ba pare pour ñu bëgg a lekkaat alalu ndaw da ngay xool xalaat boobu bu ko Sénégalais yoon et puis non seulement foofu boo demee juste ci présidence de la République le président Macky Sall il y a des généraux ñoo xamante ni tey jii des directeurs généraux ñoo xam te tey jii ñu ngi leen maintenir à la tête de l'État ci seeni poste te war nañ dem retraité booba ak léegi yaa ngi juste c'était ça quoi
laneen li loolu nga la nag xamante ni c'est ce bëgg naa nga problème bàyyi xel waaw ñëwal loolu la moom problème boobu moo am ci suñ réew mi yëpp kay mën na ni sax Afrique waaw ba ci suñ commune bi looloo leen sonal ci développement bi même domaine politique sax jiitalu ndaw ñi sax ci lu jëm ci wàllum politique ci ñoom itam ñu xalaat ci ëllëgi commune bi ndax ëllëg gi comme bu jëkkoon fi ne sax mi ngi xaw a changé bu jëkkoon paa yi ñoo ci daan nekk ñu jiite kii bi rek maanaam li nga xamante ne mooy mairie bi conseil yeeg yëpp ay mag rek nga fay gis ñoo xamante ne mën naa am sax bu conseil amee duñ sax ñëw duñ sax teew duñ xam budget bi nan lay demee ak yooyu te loolu day lu manqué ci commune bi xam naa nag élection yi di ñëw mën naa am lu bëri changé ci lu aju ci loolu. non man loolu lay rêvé man dama koy wax chaque fois ma ni leen moi je rêve li ko Martin Luther King doon wax ni I have a dream man damay rêvé benn jamono ñu am ay conseils non seulement au niveau local mais au niveau ay caporal ko lu dagg sa live bi sa kii bi waaw mais damay wax ni au niveau national ah au niveau allo way waaw maa ngi dégg man damay bëgg au niveau national ëllëg si biir ñu am des éléments partout ñoo xamante ni ñi am ay assemblée nationale boo xamante ni dañuy am ay baykat am fait des pharmaciens am des pêcheurs fait am des musiciens fait des artistes xam nga tu vois yooyu am benn diversité ci wàllu affaire bi mais vous savez depuis 1960 ak léegi benn catégorie bi rek ñoom ñoo fi nekk benn 1 million bi rek ñoom ñoo fi nekk quoi ñoom ñooy jariñ réew mi lu génn ñoom la benn catégorie bi nga xamante ni moom moo ci nekk mooy ce sont les nouveaux politiciens là les nouveaux politiciens nga xamante ni day am benn politicien bu nekk ci kaw tendre leen un peu la main di leen di xëpp ay milliards am di leen mosal ay 300 000 ak ay 400 000 ci pet nga foog ni bon tu as fait ta vie alors que c'est pas ça les choses sont maanaam ni mettit wi dafa romb fi ñu koy yaakaare parce que parfois dama koy wax ak fii sama gars yi man leen le Sénégal l'Afrique a faussé son départ parce que tey boo nee l'Afrique man leen parfois damay jël sax ñaari kàddu yu jëkk yi ñaari lettre yu jëkk yi muy af duma àgg ci Afrique ji de af bi rek laay jël rek tënk ci lu bari rek ni af booy seet mooy fu dara amul wala ma jël af tudde ko fu dara nekk wala ñu bañ faa def dara mooy af yaa ngi comprendre léegi nag ñun ci loolu noonu ci la ñuy dunde ñun yaa ngi dégg nga xamante ni depuis ñun bi nu xàmmi ko ak léegi li fi nekkoon daanaka li fi changé jugul jëmm yaa ngi fi xam-xam yaa ngi fi mais teewul ku ñu waxal da ngay kontaan trop ndeysaan waaye bu ñu jëflantee rek jëfin bi ñaaw ndax li ñuy wax dafay doon dëgg mais suñu problème mooy dañu ñu ëpp ñu dëgguwunu pour appliquer carrément li ñuy wax c'est ça le problème moo tax sama waaja noonu ma ñu bari ñi ngi wax waaye dëgguwunu moo tax tey jii ngay gis am ñoo xamante ni au niveau même local dañuy ànd ak tey jii bu ëllëgee ñu ànd ak diw yaa ngi comprendre dañuy ànd ak Modou Fall bu subaa ñu xarab Modou Fall bu fekkente ni jikko yooyu ñun moom la ñuy am ñun dès le départ ñu jël jikko yooyu ne la wóor ni cette génération va encore vouer à l'échec parce que dafay am richesse boo xamante ni nous allons le perdre mooy dignité ak ngor ki nga xamante ne xamoon nañ ko ci sunu maamaat yi mais richesse boobu yi dem ba perte ko dem ba perte valeur yooyu ngir ñàkk ngor
nit ki dafa war a digne dans la vie mais parce que bu diñul rek doo am loo xam te doo ko mën a xeex parce que secteur mi ñuy suivre xam na ni bon pion la bu baax ICS mënoon na ko xëcc ci pet ni ko mais booy kaa ñu am nun def ak yow te nga bàyyi coow parce que tey c'est l'un des intellectuels ak ñeneen ak yeneen boy yoo xamante ni tey ñoom Cheikh Top ñi man maa leen yar ñoom ñëpp maa leen yar ñoom xam nañ di xew man sama loxo la jaar maa leen tàggat ñoom xam nañ bu baax li may wax waaw xam naan daal de toute façon ci gàttal bu fekkee amul leneen lu ñuy mën a développer bon loolu rek laa amoon ci lu ma ci gën a wax boo amatee ñu dugg ci leneen ñu dugg ci leneen tey nag bëgguma xarab gars yi sànni xeer ay monsieur le maire ak yooyu noonu parce que ñoom comme ñu ngi jëm ci cadre politique te gars yi ñu ngi may jël parfois PV ni ma jóob de te de njaaxalaay ma ni leen man tuddewuma un bopp man duma un activiste encore une fois duma un activiste man dama toog tong xalaat ni réew mi man war naa cee participer yëkkati sama kàddu yu wax ma yëkkati sama kàddu yu wax ci ni ma ko gisee du question dama am temps parce que juróom-ñaari at a ngi nii yoo xamante ni 3h30 du matin la yeewu juróom-ñaari at a ngi nii yoo xamante ni xoolal nelawuma 5 heures de temps nelawuma ko bu ma nelawee 5 heures de temps Sénégal la dëgg la juróom-ñaari at mais teewul dama yàq sama temps pour taal sama connexion pour wax ak jaami yàlla yi pour goxu meewaan jeunesse su meewaan am benn éveil de dëgg la conscience bi contexte boobu moo di ci wàllum gars yi jële ci PV ci naan waxu politique ak yooyu man li ma ci jot ay appel laa ci jot ak yeneen mais nañ xam ni commune bi moo ñu ñor ci lu ko développé mais fi ne bu dee à chaque fois dañ koy jéem a parparloo ci boo waxee ñu ne bul wax ci maire bul wax ci kee te bu ma toogee man fi ne def live waxuma ci maire ñu ne lu tax woowoo ci maire nga wax ci kii keneen wax ñun day mujj à la limite ñun commune bi ñoratuñu la ñu ñor mooy lan ku ne yow sa parti politique moo la ñor te ñun li nit ñi doon wax wala leen doon rêvé ñun ndawi commune moo di lan bu commune bi soxlaa ku ne futti sa mbubbum politique teg ne te lijjanti commune mais fi neen dañuy gis loo xamante ne doxul nga wax ñu ni commune bi ñu ni maire kii de daal sànni maire ay xeer am na ñoo xam ne dinaan yow chaque fois ay xeer ngay tëmbal ci kër maire rek xam nga loolu ñun buñ ko toppee kon à la limite ñoon est-ce que commune bi ñorati nañu réellement ak ñi nga xamante ni ñooy transhumé doon nga ko wax léegi ndax mënoo ànd ak nit fidèle ci gën projet ba jikki-jik nga bëgg ko fa bàyyi dem ci keneen loolu à la limite day nuru ni ñun bëree bëri ñi ngi naan commune bi ñu ñor mais seen intérêt yi bopp kese moo la ñor ku ci gis leneen bàyyi nga fi commune bi kon commune bi daal ñu ko taxawal yombagu gis nga ñoom Seydina Omar Fall mi nga xamante ne na la ñuy seetaan ñu salut de passage ñoom Saliou Seck Cheikh Tom gisoo nee na mi ngi confirmé ni ñoom maa leen yar moom ñoom booy boobu te ñoom caat leen daan tase lu bëri man ak ñoom ma amoon yaakaar ci ñoom nag waaw ci sama yaakaar tasagul yàlla lafal cat bu loolu wéyee dafa am loo xamante ni dama ko waxoon ci vidéo bee passé bi ñu amee entretien bi man ak Cheikh ñoom Seydina Omar Fall li nga xamante ni moo war a nekkoon suñu combat yéen bokk ci ay xalaat yéen intellectuel yi ne foofu ba ci yow Modou Fall mooy gox bi dañu war a na def benn pétition dañu war a na def la ma waxoon keroog fexe nu mexe village ak dëkk yi ko wër nañu demale seen bopp meewaan diggante toobeen ak ba Sine Moussa Abdou fexe nu ñu doxale seen bopp am seen di jël seeni décision bopp gis nga loolu tant que amul man awma yaakaar ni développement dina yomb ci tund woowu man yaakaaruma ko pas en toute sincérité parce que xeex la c'est une bataille d'intellectuels parce que ñoom xam nañ ci yoon yi ñuy jaar pour régler situation yooyu ci cadre politique nag il faut ñu bàyyi xel ni ñoom ñëpp du ma ni ñoom ñoo yamaa parce que boo ne ñëpp a yem ñenn ñi bàyyi seen cër
noonu la wolof waxee Mhm. parce que waaw dañuy wax ni continuité la politique ak gestion des maires la continuité la nit ki daf fi nekk benn moment ëllëg mu jóge fi keneen nekk fi bon mais tey kenn ci nekk dina am amaana loo def yaa ngi dégg mais tey boo seetloo bu ndaw nos gens là dafay am benn politique perpétuelle bu ñuy def boo xam te chaque fois yaa ngi dégg li ngay jël mooy tey tu viens da ngay ñëw jël askan bi def leen benn genre buubu kolo quoi di leen jox des bananes ñuy lekk naan waa jekk a baax alors que je pense que nit ki war na mën a gën a xalaat bu sori foofu gis nga Modou Fall après dinaa la envoyer les photos le président espagnol quand il venait ici muy campagne ba bi muy doon président di Pedro Sánchez bu ñëwaawoon ci ginnaaw lay toog du benn yoon lay jël yëkkati alalam di ko séddale nii di joxe ay 10 000 francs ay joxe ay 500 francs pour nit ñi di ci jënd attaaya ak yooyu non on n'a pas ce temps dañuy gëm ni nit ki dafa am benn degré de patriotisme boo xamante ni moo war a nekk xolam bala muy war a wax waxu développement gis nga ce développement là développement yii ni ñuy wax su fekkante ni rek dañuy toog jàpp ni dañuy xaar quelque chose ci monsieur le maire yaa ngi comprendre moo xamante ni benn 5 000 francs benn 10 000 francs la ñuy xaar ci ñoom loolu mënuñu tax développer parce que kenn ku ci nekk le développement commence par si mismo maanaam ci yow lay tàmbalee ba léegi nii da ngay jàngi tu es un pharmacien docteur en pharmacie ëllëg yàlla may la sa cabinet ngay dóor la ngay régler sa kër ak sa njaboot yow yaa koy gérer un Saliou Seck comme ça un Cheikh Top keneen ak keneen mais bu loolu wéyee li nga xam ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk nag il faut ñu am ak taxawaay buñ ci am wax naa leen ku yàgg man leen wolof dafa juum naan mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam d'accord dëgg la ci diggante ñaari nit mais mbéj mi la politicien dóor kooku mbooloo koy faj xeex ko kon nag ñun ñëpp xam nañ Baara Njaay dëgg la am na lu fi def waaye bari na lu manqué kon tey du ma ni la population on doit le sanctionner bu ma ko defee far waaye nag ñun ñëpp nañu xeppi suñuy bët parce que meewaan géema dëkk am na ñoo xamante ni moom lañ fay nooyee am déet te je le respecte ñu may waaw envoyé message tout di ma am ñu dal sama ko waa mais grand nag xam nga tëddew man leen non man Njaase Mbay mais ma dëkkal meewaan c'est pas parce que dama dëkk ak meewaan forcément dama war a jug rek dama ko war a voter non loolu taxu ma jóg li ma tax a jóg mooy nit ki damay ànd ak moom ndax ban programme la am damay ànd ak moom mais avant muy doon politicien ba lan la doon jariñ nit ñi kooku dafay am solo waaw sëñ Modou waaw maa ngi lay dégluwaat parce que xam naa ni kon damay baax na xam naa dégluwaat looy ay tëjee rek ñoom xam naa ne moom gars tey ay moom ñoom Cheikh jël naa sa temps ay ñoom Cheikh Top ay ñoom Seydina Omar sama ñoom déjà yi xam nga ñoom waa Masar ak waa Belgoor ñoom ñooy samay maam ñoom xam nga yéen Modou yéenay samay maam ah waaw yow xam nga loolu waaw dëgg la waaye nag xam naa looy Modou tëjee rek Modou beneen dimanche rek gis nga Modou Modou toobeen moom ginnaaw meewaan man je confirme ni toobeen mooy sama deuxième village ñoom Cheikh Tom ñi xam nañu ko ndax xoolal toobeen billahi wallahi taalaay ñu ngi ma bëgge amul ndax xam nga rek suñu jamono nawet yooyu ci maire yeeg tout le monde daal vraiment jël ma dugal ma ci seen xol te amul lenn loo xamante ni fal naa leen ko lu dul nag sama kàllama laa yor parce que nag yow moo foofu am na ci ñoo xamante tey autorité lañ yoo xamante ni fi mu ne nii bien que je ne suis pas populaire ci Facebook
mais am na parfois ci OSR am na foo xam damay am ay contact ak ñoom ñoo xam day am loo xam dañ ma koy waa kërëb expliquer Diop lan mooy problème bi ba am ñoo xam maa ngi leen di soulever tali yi ngi am problème côté Meouane man leen nag fan yee passé am na ci koo xam dama wax ak moom ma ne ko len dong moom mën a tax a noppi lenn moo ma mën a tax a noppi man leen nday mënuma tax a noppi bàyyi mënuma tax a noppi du sëriñ bu ma mën a tax a noppi loo waaye nag tali piir Meouane bi bu ngeen ko defaran ba Dayaan Jóob ba Siin defar ko noonu Mexe village ba pare essayer taxaw xeex ci wàllu chômage bi chômage yu ndaw ñi yaa ngi dégg mooy ci population bi nga xamante ni lafañal na ñeen ñi am tuberculose ñeen ñi am ngasa njambataan ak bagage yooyu man leen loolu bi faju woon rek je me tais consacré wu sama vie parce que maa ngi fii li ma war a neem maa ngi kii nag yëkkati kàddu di wax pour appuyer sama zone la ndax fii yàgg demuy ñibbi te bu may dellu seet may bëgg fekk fa ak tali boo xamante ni fa la ñuy jaar bu ma yorul daamar sax yow man ngaa yor daamar romb bu ma yóbbaale ma ca du bari ay ren ak yooyu noonu kon nag yooyu yëpp rek sante suñu borom waaw yooyu yëpp dafa am solo baax na kon ba beneen live rek bon man vraiment plaisir lay doon ci man chaque fois sa live di ci dugg di ci waxtaan mais encore déet ñun ñoo war a sant sax bi bu duggee nañuy dimbali di ko partager parce que tey ñu ngi ci ay 5 juillet vraiment ndaw na ci ay ndaw ñoo xam te ni dañuy taxaw di xeexal gox bi di ko partager ñem moo jëli nii jëloon na ko Cheikh Top boo lëggee mën na ko jël un Mass Ndoye wala mu jël ko ay Seydina Omar Fall yooyu yëpp mën a am surtout de partage bi dina ci baax nit ñi mën a yëg information yi claro ndax ñun ñuy wax ñëpp pour nit ñi dégguñu la ak ñi nekk ci yeneen commune sax mën a xam ñun situation bi fi mu toll suñu problème suñu jafe-jafe ndax nit mën naa nekk feneen dégg ko rek ñëw réagir ñu ci kii boobu wala ku ñu gën a jige présidence wala feneen mën a intervenir direct ci situation bi man ko pour mu régler ko te yu mel nii rek moo koy mën a jaar partage bi dina ci am solo lool moom itam waaw parce que gis nga fii nii Modou doguma la fii nii dafa amoon benn jamono gars yi amoon problème mu jaar Maroc pour dem Sénégal ndakate problème bi du woon ci diggante Espagne ak Maroc mais mi ngi woon ci diggante Maroc ak Mauritanie mais keroog bi ma ci defee live yaa ngi dégg j'avais plus de ay 400 800 partages ay plus de 60 000 vues yooyu bi mu amee mais le semaine bi ci topp la ko gars yi am au niveau de la présidence décanté situation gars yi dama ko ñëw te ni fii nii rek laa toogoon di ko def jàppe woon ko lu ndaw benn waay bu ci daan jaar ci dama ko ñëw ñu waa booy war nga live wala ma live ci ndakate foofu la suñu borom jaarale situation bi kon nag bon ci wax ju ñuy wax ni néew na mais partagé bi dafay am solo nga xamante ni ñi ci war a jot boo léegi jot ci amaana suñ kàddu yi ëllëg si suñu borom mën na ci def saafara jaare ci situation yi réglé wu quoi incha allah dëgg la kay kon jërëjëf xam naa ba beneen live rek ci dimanche yi rek man dimanche yi daanaka lay live toujours disponible bon dimanche bi moom maay dinaay am temps pour ñu mën ci développer bon di waxtaan ci lépp baax na kon doon ci njariñu gox ok jaajëf kon leeral leen nit encore di la bàyyiloo xel leen nañu bàyyi xel ni muy waajur yi di xarit yi di doomu ndey yi duñu fi saaga kenn duñ fi yëg ci kàddu gu ñagas duñ fi nekk ñaan dañuy toroxal diw ànd ak mbay ak bàyyi ma demba loolu tax ñu jug suñu xeex mooy fii Meouane nekk ak dëkk yi ko wër jóge fi dox ci yeneen i dox comme ni ko Ousmane Sonko koy waxee le train bi mi ngi dem kon nag bu dee day yóbbaale Afrique pour fee bàyyi waale Meouane
di jaajëfal gars yi ñu doon suivre yëpp di jéggulu temps bi xaw na gudd mais xam naa ni incha allah rabbi ba beneen yoon jërë ngeen jëf. ok jaajëf kon ba beneen yoon ok ba beneen jaajëf live rek xam naa ok jaajëf ok jaajëf ok jaajëf. kon jaajëf ko mu nekkoon sun grand bu baax grand caporal di moom itam jàmbaar te di koy dox ci lu jëme commune bi ci kanam ndax lu ñuy wax fi ne ni moom la ñu war a wax mooy lu jëme commune bi kanam ndax loolu rek la ñuy xaar fi ne ni loolu rek commune bi jóge fi nga xam te ne ko la leneen li nag moo di wàllum de politique bi ku wax ñu ni politique la rek ku kii ñu ni politique la c'est pas ça ndax li intéressé nit ñi moo di lan commune bi mën a développé mais pas ay amalgame ci kii fee la far kee fee la far l'essentiel mooy di nag ñu soulever problème bi nga xam te ne moo fi am ndaxte les différentes lives lu mu soulever moo di ñu xam situation fi mu toll problème yi fi mu toll ndax am na ñoo xam te ne ñu ngi ci yeneen candidat ñoom dañuy suivre live bi ngir lan noter problème yi nga xam te ne ñu ngi koy rencontrer ngir ñoom une fois leur accession ñu mën a régler problème bi waaye pas amalgame pas bul wax ci kii bul wax ci kee bul wax ci kële yooyu moom war nañ ko fiy jële waaw léegi ci lañ war a def lan mooy vers l'essentiel mooy lan commune bi ñor ñu notre dénominateur commun nekk lan développement commune bi bu jaree ñu xeex après commune bi développé ñu mën a régler suñu kii ndaxte le grand caporal doon na ko keroog ci en donnant l'exemple Mékhé village man nga faa dégg coow man nga faa dégg lu ne mais dans le cadre de leur développement wala développement seen dëkk weer na say la ñu doon benn dénominateur commun la ñu am bu jeexee nag mën nañoo raak wala dara mais dénominateur commun bi nga xam te moo ci am mooy la développement Mékhé village loolu nag moo war a am ci commune bi yëpp maanaam suñ développement gën ñoo ñor gën a ñu lépp maanaam ndaxte am na ñoom dañ ñu ngi définir patriotisme mais patriotisme lu ñu ko war a définir rek moo di lan ki nga xamante ne bu réew mi doon tàkk du fexee noo xam ne dina daw maanaam patriote bi nga xam ne ni ci commune bu Mewane la nga xam ne moom la war a xantewoo moo di lan bu commune bi doon tàkk daal moom day fexe nu mu duggee ci biir commune bi maanaam bu voyagé woon fa dara fekk dëkk bi muy tàkk day fexe nu mu duggee moom ngir fay lakk gi waaye du def ko xam ne day daw wala ka nga xamante ni dëkk baa ngi tàkk mu jël ay bagages am daw dem kooku dundul patriotisme waaye lu mu dund boppam mais fi ne la war am mooy lan commune bi ñor ñu dénominateur commun bu dee élection am na fi ki gañe na ñun ñëpp kooku ngir mu développer commune moo ñor ñun ñëpp ñu bootu ci moom ni ko kat commune bi nii leen ko war a développer lee mooy seeni jafe-jafe faaw nga jaar fii loolu jàmm ni ñooy waaye pas sànnente xeer dem ci Facebook di xas keneen beneen candidat dem ci kii loolu moom ki nga xamante ni faloogul di xasu candidat xamal ni kooku boo ko falee ci xoloo lay gën a nekk mais li war mooy lan vers l'essentiel ñun bu ñuy xoloo na nekk ngir commune bi développé bu ñuy raak na nekk lu développé commune bi waaye leneen bu commune bi jàllee ku ne mën naa ne ci leneen mën nañu altérer ci lu ne mais dénominateur commun bi ñu war a lii moo di lan développé commune bi jëlee ko fi nga xam ne ñun tasaaroo googu moo waral ba ICS man fee nekk maanaam jëppalewu leen ci santé jëppalewu ci wér-gu-yaram yaa ngi ni sa di ŋas ñenn ñi ñu ngi ni tuberculose ñenn ñi ñu ngi asma lu ko waral saxaar si jógee ci ICS mais bu doon benn say la ne yooyu yëpp dina réglé wu yooyu yëpp dina réglé wu barème d'indemnisation bi nga xam te ne mi ngi sonal ñii buñ ko seetaanee yeneen dëkk dinañ ci gën a am problème yeneen dëkk comme ICS demal na bay tëj ay robinet ci ñenn comme ni ko ñenn ñi waxe kon bu boobaa bul xam fan lan jëm ñun ëllëg ak suñ commune boobu ndaxte ñi ngi naan ay bukkee ki yu mel noonu ñi ngi ci côté yi ci àll bi noonu ci àllub ICS jali noonu xoola boobu situation rek bu dee ñi ngi ci ay bukkee yu aju ci loolu xale bu jaar foofu mbaa du la fàtte te responsabilité bi nga xam ne moo waroon ICS moo di lan loolu nga xam ne moom la fa jàll def fa jàll yu ngand yoo xam ne
moo di mu maasale ko nit ñi mën cee liggéey nit ñi mën cee def leen ko war nañ ko def nit ñi war a bayaat war cee bayaat moo ne loolu am na ñu ni ci responsabilité ICS la bokkal mais fi ne nii àll bee bépp boo fa demee amul lenn loo xamante ne maasale na la fa am mooy la ay caxat ñi nga xam te ne ñooy def ci toole xam na loolu ñi nga xam te ne ñooy yor ay jur xam naa waa Dakar du xam yooyu ñi nga xam te ne ñooy yor ay fas li nga xam te ne moom la leen alimenté caxat yooyu adonsoña disitot de fàtte naa tur wala waaw adonsoña astata la yaakaar na yooyu noonu maanaam yooyu noonu yun war a régler la yun war a régler te suñ commune bi ñun ñoo ko mën a développer de ñun ñoo ko mën a développer waaw ñun ñoo ko mën a développer waaw kii mi ngi ko wax Maguette Thiaw vient de publier un article dans lequel montre les limites territoriales miniers sont floues du territoire minier sont floues montre que les limites sont floues yéeme na de yéeme na waaw te commune bi ñun te ñoo ko mën a développer ndax yii yëpp buñ ko décelewul bu njëkk nit ñu daw ñu xam dara ci xew ci suñ situation yi loolu daan na am sax nit ñi di ko mbuxumee ci suuf signé affaire yi du ñoon duñ ci yëg dara fi ne nag il est temps ñu respecté ñu il est temps l'emploi ñu respecté ko foofu ndax ki nga xamante ne moo di préfet sous-préfet bi fa nekkoon sous-préfet bi fa nekkoon maanaam sous-préfet bi waaw ñëw kon régler ren man est-ce que ñu limité live fii kon gaañu kon problème bi daal mi ngi noonu waaw beneen yoon dinañ ñëwaat ci problème yooyu yëpp yennat yi nga xamante ne mi ngi am ci commune bi ndax ñun ICS rek lañ wax nii mais des na yeneen des na MDL impacté yi nga xamante ne ñu ngi ci jogo war nañ ci contacter ñenn ñi waaw jogoot ñu ngi fay dégg yeneen problème ci ñoom ay sous affaire yooyu yëpp ñoo ngi koy dégg yooyu gars yi yëpp war nañ cee leer waaw ñoo ñëpp dinañ xool ñoo xam te ne dinañ fi ñëw mën ñoo leeral tamit waaw gestion maire aussi waaw maire war naa ñëw ñu dalal ko ñoom ñoo ñëpp ñu dalal leen laaj leen seen avis ci sur les multinationaux ak ñoom liñ ci jéem comme ñoom itam ñoom lañ fi fal ngir ñoom itam ñu ciy jéem comme kat ñoom war nañu mën a jige ak ki nga xamante ne moo di préfet mi nga xamante ni moom sous préfet mi nga xamante ne nguur moom la teg foofu ñoom itam xam naa dinañ ci am avis waaw xam naa beneen live ñoom partisan maire dinañ jéem a invité waaw bu ngeen leen fi gisul na xam leen ni da leen a invité ñëwuñu waaw bu amee ñu bëgg a ñëw aussi du côté du maire mën nañoo yëglu ñu mën leen indi ñu wax ci seen gis-gis ci développement commune bi ndax fi ne loolu moo ñor développement commune bi mais pas politique ndax kat élection yi des na c'est gars yi nag ku nekk yaa ngi porte à porte ñenn ñi ngi proximité ñenn ñi ngi meeting waaw naan xam nag Omicron mi Omicron mooy virus bu bees bi nan xam ne mi ngi fi waaw te moytu bu baax waaw te moytu bu baax ndax kat buñ ko lawalee ci commune bi du baax ci ñun waaw du baax ci commune bi nan fexe d'une protection nécessaire waaw domaine santé war nañ état war nañ cee dimbali ci suñ commune bi waaw war nañ cee dimbali waaw commune bi yëpp góoma ni am na médecin ay infirmier ngay gis ak yooyu mais ab médecin qualifié yaakaar naa amu ko fi de yaakaar naa amu ci commune bi de waaw commune bu réyee noonu bu toll ni Méouane grand capot mi ngi naan na ko war a dagg ñu dagg ko ngir mexe wuti ne Méouane wuti ne te loolu dafa war ndax
dafa nekk 2 zones kon zone bu ne comme li xewan côté Jogo ak yooyu Jogo ñi ngi xeex lool waaw Jogo ñi ngi xeex lool ñoom tam war nañu leen régler lool ñoom Jogo ñi ngi wan ci problème yooyu ci ñu dagg leen def leen commune ñoom loolu lañ bëgg surtout Omicron day yéeme na waaw mais nag kéegul fii comme suñ président nee na médecin yi buñ ñu tiital léegi ñun dañuy def ni ñoom rek waaw comme ñoom ñu ngi déroulé dëkk bi meeting chaque jour nga dégg kuy meeting nga ka def yëf métti na de waaw te buñ xam fu mu jëm nag buñ xam fu mu jëm waaw buñ xam fu mu jëm kër médecine Mansour Seye waxu nga la nekk noonu nag commune côté yooyu rek côté Jogo yooyu yëpp yooyu war naa am sax ñoo xam te ne war nañu leen dal wax ñu ci situation yi foofu waaw situation yi foofu war nañ ci mën a dalal ñenn ñi waaw ñoom grand Ndiassé Mboup war naa ñëw ci côté Mboro ak yooyu ndax ñoom itam ci ICS lan de waaw ci ICS lan te ñu ngi ñaxtu yooyu yenn ci ñoom damay dégg seen association yi ñuy léeg-léeg ñu ngi kii waaw te yooyu yëpp ñoo ko mën a régler suñu bopp ñoo mën a régler suñu bopp suñu commune waaw ñoo ci mën a def dara lu ci mën a am ñun ñoo bokk commune liñ ci li ci war ñoo ko ci war a def pour ñu di toog ba kenn di jëw naan dañuy defal leen waaw pour ñu toog di xaar kenn di def keel leen waaw xam naa loolu moo nekkoon live bi tey waaw xam naa fii lañ koy terminé waaw di jox nit ñi di daje beneen dimanche xam naa xaw nañoo kii lool jël nañ temps bu bëree bëri waaw di rappeler ñenn ñi waaw léeg-léeg live bi léeg-léeg xam nga midi la doon mais léeg-léeg mu xaw a yéeg dem 17h30 ak yooyu waaw te 17h30 léeg-léeg xam nga day yéeg timis day xaw a métti ñi ngi xool daal heure bi ñu ko mën a réguler mais dans tous les cas heure bi bu changé rek dinañ ko wax ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox nit ñëpp di daje beneen yoon di jéglu ñëpp nag ci lépp loo nga xam te wax nañ ko fi lu jubul lépp loo xam te ni dépassé nañ ko lépp ñu ngi koy jéglu bu baax a baax sant nañ bu baax ñëpp gërëm nañ ñëpp bu baax a baax leen ci jubloon moo di defar développer suñ commune bi ñaan waaw ñaan ci la bokk mu développé ressources yi suñu ressources yi man cee kiyal suñu bopp waaw kon fii la ni yem ba beneen live rek incha allahu rabbi